maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di bëral nuyoo ki nga xam ne moo waral bés bi muy madame Gaye Clara di nuyu aussi borom këram di monsieur Doro Gaye di leen di sant di leen di gërëm di leen di ñaanal aussi yàlla mi nga xam ne moo am fay yal na leen yàlla fay yal na leen may wër ak wërle li ñu indi fii yal na ko yàlla barkeel fam jóge aussi yal na ko yàlla fulandi ndax duñ ne guléet man yàgguma fi mais dégg naa fi seen tur c'est pas la première fois ñuy ñëw au niveau de la MAF de Liberté 6 di fi def ay action donc yàgg naa dégg seen tur mais xëy na tey la yàlla tudd suñ gisee di leen di jaajëfal bu baax man dama faral di wax ne administration pénitentiaire am na ñaari mission yoo xam ne mooy sécurité ak préparation à la réinsertion sociale. Sécurité bi ça nous incombe directement étant agent de l'administration pénitentiaire mais beneen mission bi di préparation bi dafa aaju ñu am ndimbalu bonne volonté yi comme ñii nga xam ne ñoo fi ñëw tey donc à nous seuls mënuñu dem ci côté boobu mais ñu ngi sant partenaires yi nga xam ne ñu ngi ci biti mais seen xel mu ngi ci biir donc may ñaax ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ñi nga xam ne ñi ci biti ñoom lañ fekk ci tey indil leen bagage yu bari yi di leen di wax rek ne ñu xam ne nekkuñu ñoom kese am na ñu ne ci biti mais ñu ngi leen di xalaat loolu rek jar na sant yàlla waaw jar na sant yàlla parce que nekk ci biir xam ne am na ñu ne ci biti mais ñu ngi ma bàyyee xel ñu ngi may xalaat sant yàlla la donc ma leen di ñaax yéen ngeen dolli góorgóorlu te dolli sant yàlla parce que c'est pas évident gaa metti na mais nattu la aussi te nattu danga koy muñ soo ko muñee bés dina ñëw yàlla teggil la ko dala fi jaarale pour am njàngat bu mu la jox ci àdduna parce que tey à l'heure bi ñuy wax nii am na ñoo xam ne ñu ngi ci hôpitaux yi mun na luñ seen bopp dara tey xëy na ay borom alal yu bari ñu nga foofu tey seen waa kër yi suñ leen newoon feebar bi ngeen tëdd nii feebar ak ñu yóbbu leen ci kaso bi ban moo leen ci gënal mën nañ ne kaso bee leen gënal parce que am sa wër dara sutu ko donc yéen a ngi fi macha allah yéen a ngi ci jàmm comme ni ngeen koy waxee li leen fi manqué du condition yu baax donc li leen manqué mooy la liberté d'aller et de venir comme niñ koy waxee ñu ngi fi mais droit boobu kese lañ ñàkk yeneen droit yi ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci biti yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci biti droit yeneen yi ngeen am yëpp ñoom dañ ko conserver donc liberté bi mooy seen problème te loolu aussi dépendrul ci ñun administration pénitentiaire donc liggéey justice la ñun dañ ñuy dénk rek ñu yore ndénkaane bi heure bi ko ki ñu ko dénk soxlaa aussi nañu diw bi ma leen dénkoon bëgg naa ngeen bàyyi ko doo fi defaat lu ëpp 10 minutes wala 15 minutes maximum le temps ñuy def formalité yi donc maa ngi wax aussi suñu autorité yi nga xam ne ñoo permettre journée bi am maanaam mooy le colonel Jean Bertrand Bocandé bi nga xam ne moo autorisé bés bi ñu ngi koy sant ñoom itam di ko gërëm fàttewuñ aussi suñu IRAP mooy l'inspecteur Mbaye Sarr parce que mooy suñu kilifa nous sommes dans un corps boo xam ne c'est la hiérarchie donc ñun les chefs d'établissement mooy suñu chef direct bien vrai que ne colonel bi moo coiffé lépp mais ñun borom ñi yore kaso yi moom mooy suñ chef direct donc ñu ngi koy sant di ko gërëm aussi moom itam ndax yombalal ñu liggéey bi yombalal nañu ko bu baax a baax comme que nag dañoo nekk ci jamonoy yitte yu bari xam naa ne madame Gaye bàyyi na yitte yu bari ñëw fii tey ci MAF pour indi lii mu indi ñu ngi koy saluer bu baax a baax di ko rafetlu lu bari aussi
c'est un geste de haute portée humanitaire et sociale. Donc ñu ngi la ciy gërëm bu baax di la ci sant encore une fois de plus di la ñaanal di ñaanal sa borom kër di ñaanal aussi groupe bi nga àndal parce que mënuñ lim donc ku lim juum ni ko olof di waxee man nag comme samay olof setul moo tax des fois duma ciy bëgg a xuus lu bëri donc ñu ngi leen di sant daal di leen di gërëm di leen di ñaanal lépp lu ngeen mun ren yal na ngeen mun lu ko ëpp déwén yàlla may leen wër ak wërle barkel seen liggéey sàmm leen yiir leen te aar leen donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp encore une fois de plus di sant suñu njiit yi comme ni ma ko waxee ci kaw ba ci suuf suñu pensionnaires yi aussi maa ngi leen di sant parce que yombalal nañ ñu liggéey bi parce que soo nangoo rek liggéey bi day yomb mais suñ fi nekkoon di kaas wala chaque jour ñu ñuy dégg donc dina métti ci ñoom dina métti ci ñun mais macha allah kenn du leen dégg ci dara famille lañ comme niñ koy waxee ay sœur lañ ñii ay yaay lañ ñii ay rakk ñii ay mag donc ñun leen di ñaax aussi ñu gën a góorgóorlu yokk muñ te bañ a fàtte ñaan ku ci nekk fa nga bokk ñi nga xam ne dañuy julli ñu fa bañ a fàtte julli di ñaan ñi nga xam ne ci prière lañ bokk aussi ñuy prière di ñaan yàlla gaaw teggi leen nattu bi ku nekk delluwaat sa famille parce que ñëpp xam nañ ne jigéen mooy société jigéen mooy famille boo xam ne yaay ji nekku fa en général day metti parce que góor comme niñ ko xamee c'est vrai que mooy chef de famille mais jigéen su nekkul ci kër rek day feeñ góor mën na ñàkk a nekk ci kër du feeñ mais jigéen ki su absent il suffit que mu absenté benn jour rek dañ koy sentir waxatuma la nag mu nekk ci biti lu bëri day metti donc ñu ngi ñaax aussi ñi nga xam ne ñooñu dénk ñi ñu gestu leen lijjante seen biir daal ci ni mu gën a gaawee bañ mën a delluwaat ci seen famille maa ngi leen di sant di leen di gërëm di leen di wax ne ngeen baal ma àq nag parce que wax neexul su amee lu ci jub yàlla la su amee lu ci dëng aussi man mii nga xam ne jaamam laa te matuma man la maa ngi leen ciy jéggalu àq bu baax a baax jërë ngeen jëf. salaamaaleykum yéen ñi fi teew ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay tey di nuyu aussi pensionnaire u MAF yi ñu fi fekk di leen jox seen cër bu baax rawatina aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo leen yore fii muy administration pénitentiaire bi madame la directrice ak son adjointe ak équipe bi fi nekk yëpp di remercier aussi monsieur Bokandé le colonel Bokandé mi nga xamante ne moo ñu autorisé ñu war a ñëw tey def suñu visite bi pour yéen partager moment yi ak suñu sœurs yi ak suñu yaay yi fi nekk donc di leen wax ni man pour ñi ma xamul madame Gaye laa tudd présidente directrice générale Rafinels Group donc Rafinels Group nag benn entreprise la boo xamante ne ay jigéen ñoo ko def man mi en tant que jigéen man maa koy jiite ak yeneen jigéen ay jeunes rek ñoo fa nekk di ci liggéey ay jeunes yu bëgg social yu am yërmande yoo xamante ne tamit jeunesse bi ak réew mi kese moo leen ñor te buñ ne jeunesse bi wax réew mi mënuñu ci dindi jigéen ñi mënuñu ci dindi ndaw yi donc comme ñun dañu am nag benn événement bu ñuy faral di def chaque décembre ba pare sargalee ko jigéen ñi def ko ci cadre valorisation de la femme suñu nee valorisation de la femme nag c'est-à-dire que femme yëpp la ñuy valoriser donc soirée boobu nekk soirée boo xam ni recettes yi ñu ciy am yëpp chaque année dañ ko indi fii ci MAF ndax yéen amaan na yeneen femmes yi nekk ci biti mën nañu gérer seen bopp mën nañ ñëw ci événement bi mën nañ partager ak ñun lu bari mën nañ jokkoo ci ay affaires yu bari ba ku si nekk yëg sa bopp ci valorisation boobu ñu bëgg a def mais yaakaar naa ñi nekk fii ñun bu ñu ñëwul ci ñoom duñ ci mën a gis seen bopp loolu moo waral nag liñ ciy am yëpp ñuy remercier autorités yi ñu si jàppale tamit parce que bari na ay bonne volonté yu nekk ci biti yoo xam ni événement bi bu jotee seen yitte yëpp mooy dañu jàppale ci communication bi ci wàllu koom yi lépp loo xam ne war nañ ko def artistes yi ñu ciy àndal ak ñëpp kenn ku ci nekk boo doon fayeeku tey 100 di nga ko wàññi fayeeku 60 mbaa 70 ndax lan pour mën a participer si don boobu nga xam ne moom lañ fas yéene def ci MAF bi donc kon ñun lépp luñ fiy indi ci at bi
jàpp leen ne bonne volonté yooyu ak autorité yooyu nekk ci biti di ñu jàppale di ñu dooleel muy artistes yi muy journalistes yi ngeen di gis ak képp kuy communicateur influenceur yi ngeen gis ñu àndal ñëpp dañuy sonn ci événement bi bu jotee lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi donc may remercier waale ñoom ñëpp au passage. waaw donc soo xoolee dafa am comme ñun dañuy liggéey directement ak dañu nekk en collaboration ak administration pénitentiaire bi on a reçu une liste donc dañuy bëgg a xam seen besoins yi lan la donc ils ont demandé des pâtes dentifrice, des laits corporels, des serviettes hygiéniques pour les femmes, des couches pour yenn bébé yi fi nekk ay sandales ay téléphones pour seen jokkoo ak seen ay mbokk gën a yomb parce que ku ne xam na ne du évident wul si ñëpp ñoo jóge ci famille yoo xam ne mën nañ fi ñëw di leen seet si wala du gaaw donc jokkoo bi am na ci solo torop loolu ñu si félicité bu baax administration pénitentiaire bi ak direction bi ñu fi fekk ay drap ay couverture comme ñi ngi dugg si hiver bi ay omo tout ce qui est denrées yi ñuy soxla d'habitude ceeb suukar meew loolu yëpp à part ça aussi ils ont demandé matières yi ñuy liggéeyee parce que xam nañ ni fi ñoom dañ fi def ay formation te loolu moo bokk na si li ma gën a neex si MAF loolu moo gën a tax man may sawar di fi ñëw soo xoolee seen formation professionnelle parce que loolu laay prôné si biti ñu si bëri xam nañ ma si loolu moi je suis pour l'entrepreneuriat féminin donc jigéen bu nekk war nga mën a am métier loolu moo tax ñi nekk fii di jàng métier man du ma bëgg di leen bàyyi ginnaaw pour atelier couture bi ils ont demandé ay mélicane teinture fer à repasser ak ay fil ay bazin ak chauffe-eau donc am na quelques yu ñu si jënd am na yu ñu jëndul parce qu'on va leur laisser une somme ñu mën a jënd yeneen besoins yi manqué parce que ñoom ñoo xam seen ay fournisseurs d'habitude habituels. Pour la pâtisserie ils ont demandé des cuisinières, une cuisinière et de la farine pâtissière donc on a ramené de la farine et en même temps 2 cuisinières pour faciliter leen seen liggéey parce que bi ñu fi toogee ba léegi mburu bi mi ngi xeeñ neex trop donc xam nañ ne pâtisserie bi war na neex. À part ça aussi équipement wu salon de coiffure bi. Salon de coiffure bi on a eu à le visiter en 2019 donc waroon nañ ko équiper depuis Covid bi moo fi jaar l'accès n'était pas facile en plus pour protéger détenus yi fi nekk mënuñu woon yombal accès bi nit ñi tout le temps ñuy dugg ak a génn ñun projet boobu loolu moo taxoon ñu stand by ko mais là actuellement on va refaire une visite ci salon de coiffure bi xool strict minimum équipement bu minime bi nga xam ne soxla na ko pour ñu mën ci def ay activités pour ñi yëngu ci wàllu coiffure ñu mën si former wu pour faciliter seen réinsertion une fois dehors dinañ xool lépp luñ ci mën ñu jàpp ci. J'avais même pour ambition di ñëw di leen defal ay cours des fois en tout ce qui est onglerie si c'est permis di leen renforcer aussi ci côté coiffure bi ak yeneen coiffeuses yoo xam te ne ay bonne volonté yoo xam ne bëgg nañ ñëw jàpp ci liggéey bi pour rek ñu fàttaliku ne suñu ay sœur ñoo fi nekk suñu ay yaay ñoo fi nekk ci société bi lañ bokk. buñ fi nekkee ci lañ bokk bu ñu génnaatee ci biti ci société bi lañ bokk donc su dee ku fi jaar rek wala ku fi nekk ñu fàtte la beddi la ci société bi je pense que après seen réinsertion dina métti trop te ñun ñooy ñoom te ñoom ñooy ñun kenn ku nekk ñaanuñu ko yàlla mën na fi ne te ñoom ñi fi ne tam ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu génn fi ci ni mu gën a gaawee ku nekk delluwaat ci sa famille comme ni ko madame la directrice waxee kër goo dugg tey jigéen manqué fa je pense que dinañ ko sentir bu baax a baax donc liñ leen di ñaanal à chaque fois bu ñu fi ñëwee ñaan nañ yàlla ki ñu fi fekkoon ñu bañ la fi fekkaat yàlla delloo leen ci seen njaboot ci nu mu gën a gaawee ñu ngi ñaan aussi administration pénitentiaire liggéey bu rafet bi ñuy def ba ñun ñi nekk ci biti sax ñu ciy teg suñu bët ñu ngi leen ciy remercier di leen ñaanal yàlla di leen kàttanal liggéey bi mën a sax parce que ñun ñi am possibilité dugg ci biir di visiter gis nañ ci conditions yi ñu leen teg gis nañ niñ leen di jàppalee gis nañ niñ leen fonkee def leen comme seen bopp ça c'est une chose que je félicite moo tax may sawar man tout le temps di ñëw MAF parce que su ma fi ñëwee famille laa fi fekk humanité laa fi fekk donc loolu maa ngi siy félicité bu baax a baax administration pénitentiaire direction bi ak équipe bi fi nekk yëpp di doxal liggéey bi donc li ñu indi li ngeen demandé woon je pense que liste bi yëpp li ci manqué wax naa leen ko te incha allah dañ ko indi leneen luñ ci mënaat aussi ci ay soxla bu neexee yàlla dinañ ko def donc voilà di leen ñaanal lu mu gën a gaawee ngeen dellu ci seen ay famille man daal loolu mooy sama yitte et puis li leen fi indi ñu ngi mën na nekk nattu mën na nekk juumte parce que ñëpp lay dal yàlla mooy teg nit nattu te jaam tamit mooy juum ñi nga xam ne njuumte moo leen fi indi ñu góorgóorlu ba mu bañ leen a dalaat parce que loolu xañ la sa liberté tamit neexul ñi yàlla teg nattu bi tamit ñu muñ ko te xam ni suñu borom lu mu la teg rek dina ko mës a teggi incha allahu rabbi ñu ngeen góorgóorlu bu baax ba kuñ fi fekk rek
tey bu ñuy ñëwaat déwén incha allah ñu bañ la fi fekkaat loolu daal laa leen di ñaax di leen ko conseiller aussi formation yi ngeen mën a def fii ngeen bañ ko sàggane bañ ko négliger parce que c'est très important bokk na li leen di faciliter bu baax seen réinsertion su ngeen génnee ci biti jeunes femmes yi nekk ci biti te nanguwuñu liggéey nanguwuñu jàng métier am nañ seen liberté mais ñoom sax ñoo leen gën a sonn donc nekk fii am possibilité jàng métier te defoo ko je pense que amul benn njariñ bu ngeen mënee tamit fonk seen formation yi bu baax a baax ndax boo leen génnee am ci loo leen jàpp jot bu bari dinay favoriser ay njuumte dina favoriser ay erreur dina favoriser ay xalaat yu ñaaw ba sa xel di dem wala seytaan di la mën soo ñàkkee jot di liggéey parce que liggéey jaamu yàlla la à la base soo nekkee ci sa liggéey seytaane mën na laa sori ba temps bi ngay xam ne dina dugal sa xel bi lu bon sax su la yàlla dimbalee dëgg mën nga ko bañ a am donc ma leen di ñaan ngeen fonk formation yi ngeen mën a am fii c'est pas donné à tout le monde suñu ay morom ñi ngi ci biti bëgg jàng métier mënuñu ko wala ñu bëgg liggéey mënuñu ko su ma sañoon ngeen fonk loolu bu baax parce que lu leen di dimbali la ci biti incha allah merci beaucoup. naka nga gisee action yi nga xamante ne nii ñoo leen ko def tey indi ngeen waaw li ngeen indi nii moom defe naa dañ ciy kontaan di leen nuyu di nuyu suñu directrice ak suñu adjointe bi ak si yaat mi di nuyu suñu personnel bi nekk si biir nag nekk ak ñun chaque jour te boo ñu fekkee ci biir bu dul tani bi ñu sol mënoo xam kii détenu la wala kii garde la ndax benn lañ famille lañ lépp lu ñu soxla ci biti ñoom ñoo ñu koy defale te duñu leen jox xaalis duñu leen defal dara lépp ñoo ñu koy dawal guddi ak bëccëg ku ci dem sa morom yaa ngi fi ku dem keneen a ngi fi koo soxla amul xàjj amul seen ñu kontaan ci nag lool yéen nag dañ leen di ñaanal ndaxte kaso métti na métti ba nga xam ne kala fay fekk rek moo la bëgg diis na diisaay ba nga xam ne kalay bàyyi xel kooku mënoo ko fay te defe naa ne mënoon ngeen a nekk si biti li ngeen am mënoon ngeen ko yóbbu feneen fodul ci ñun ndax kaso dañ ne ku fa dugg ñu jàppe am na ñoo xam ne dañ lay jàppee ne da nga bon wala dara te kaso ku baax dina fa ne ku bon dina fa ne ñëpp a ngi ci fii wàlliwu dina nekk kaso koo xamul mooy kan dina nekk kaso dox dajala ñu leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla lépp loo leen fi indi ren bu déwénee yal na ngeen am lu ko ëpp lu sori seen njort di leen ñaanal nag képp ko leen fi fekk ci don yi boo leen di ñëwaat yàlla boo leen ko fi fekk yàlla na ngeen fi fekkaat ñeneen ñu dul ñun xaj na kaso da dul tëj waaye bu kaso doon tëj kon dama naan yàlla boo leen fi fekkati kenn waaye kaso du tëj ñu di leen sàkku ñaan di leen sàkk di leen sant di leen gërëm di gërëm ñëpp ñoo xamante ne ñii ñu ngi ñuy bàyyi xel ñoo ngi leen di ñaanal yal na leen suñu borom fay di leen ñaanal yàlla li ngeen bëgg seen àddina yal na leen ko suñu borom defal loolu daal la ñuy ñaan yàlla suñu borom merci beaucoup. condition de vie yi ngeen nekkee fii parce que baax na wala baaxul. mooy li ma la wax léegi ñun suñu condition defe naa boo xoolee ñi jot a génn ñii yàgg nañ fi am na ñoo xam ne yàgg nañ fi trop mais tey bu ñu génnee danga naan démb lañ fi ñëw am na ñoo xam ne buñ jógee ci bitti ñëw fii ci ñun buñ taxawee ñu taxaw danga naan ñun ñoo jóge ci bitti te loolu defe naa condition bu rafet rek moo ko mën a maye. gis nañu ne que dañ leen di faral di installer fii nii ñu si bari gis nañ ne am na ay salon de couture am na ay salon de coiffure lingerie tout ngeen nekk si biir di si liggéey naka ngeen gisee loolu. loolu defe naa ñun moo ci gën a génne moo ñu ci gën a génne ndax kaso tëdd ko dafa métti kaso boo ci nekkee il faut que nga am ci loo yëngu soo bëggee mu oyof ci yow ñu ngi fi ci salon bi ñu ngi ci céréales ñu ngi ci couture bi ñu ngi ci lépp fépp fu waay bëgg yaa nga ca teinture beeg lépp am na fi te lépp dañ ñu koo yombalal fépp fu waay xam ne nii lee nga bëgg dañ la cay bind nga dem nekk ca ba yàlla suñu borom mi nga xam ne moo la fi dugal génnee la fi mën naa ne daal liberté lañ ñàkk waaye du métti du jafe-jafe du lenn loo xam ne lu ñu ñàkk la ci biir fi ñu nekk nii xanaa liberté te ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax a baax xanaa liberté lañ ñàkk te di ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne képp ku fi dugg yaa ko fi dugal ndax ku bon mi ngi ci bitti te duggul fii ku baax mi ngi ci fii te mënoon na nekk ci bitti mais ku ci nekk rek yàlla suñu borom moo xam la mu namm ci yow ba tax mu teg la fii ñuy ñaan yàlla suñu borom gën a oyofal nattu bi teggil ñu ko ñu dellu ci suñu njaboot dellu ci bitti boole ñu ci société bi nag ndax xam nañ ne boole ngeen ñu ci seen biir ndax lii ku ko def dalaa boole ci biiram mais bu la boole wutoon ci boppam kon du ko def. seen diggante ak madame Gaye geste bi mu def tey nan ngeen ko gisee. liñ ko gisee mooy kontaan fu kontaan yem kontaan nañ ko mën nañ ne kontaan mënut a weesu kontaan waaye madame Gaye dañ koy ñaanal yokk ba yëg ko
fu soorooru Touba bi yegg ña ngi lay ñaanal yan na nga ko sut dund ba romb fa nga bëgg a romb yan na la yàlla suñu borom aar bépp njaboot ak képp ku ànd ak yow yan na la suñu borom sàmm ñëpp sàmm mboolem jullit yokk la ba yëg la may la gudd fan ak wér gi yaram loolu lañ lay ñaanal yàgg sa borom kër ngeen juboo yàlla may la njaboot gu barkeer yàlla loolu lañ lay ñaanal di la ko ñaanal képp ku bokk ci yow yal na leen ko suñu borom jàppalee merci beaucoup.